asalaamaaleykum nuyu naa leen bu baax a baax di leen ziar di leen di jox seen wàccuwaay yéen ñi teewlu bés bu yàlla sàkk ci Seneweb rawatina di topp Total Buzz comme nuñ leen koy defalee samedi bu yàlla sàkk tey nag dama koy door rek mbirum police bu Pikine ñoom nag daal dinañuy teg loxo ba noppi placé en garde à vue àjjuma bële ñu génn jàngalekatu daara bu ñuy wax MD ay atam toll si ñaar fukk moom moomee nag ñu ngi koy toppee wàllum pédophilie ak rek wàllum viol si ab rek ndongoom victime bi nag kenn ci ay ndongoom la di wuyoo si turub MDKH ay atam toll si fukk ak ñeent képp mu doon nag tëkkoo paaka xale boobee saa su ko doon violé ngir bañ rek mu ëmb nag oustaz ba daf ko am la mu ko dal di naanloo naka noonu MD teg nañu ko loxo si ndigalu procureur bu tribunal bu Guédiawaye xibaar yi ñu ca mujjee am moo di déféré nañu ko sax parquet. kawteef dëgg moo am ca grande mosquée bu ndakaaru niki dibeer bi ñu génn gannaaw ba fa ab waay bëggee woon faat moromam bu ñu sukkandikoo ci observateur mu ngànnaayoo ba tournevis Mamadou Yoro Diaby ay atam toll si fukk ak juróom-ñaar daa topp discrètement naataangoom bile di Abdourahmane ba si daal ëttu bërëb bu jaamukaay yàlla ba naka noonee ba nit ya nekkee di julli ba su jootee rek la ko Diaby dal di bojj tournevis boobee ca digg gannaaw naka noonee la ñu ko évacué ca hôpital principal bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya ñu ca mujjee jot Diaby bu avoué ñaawteef ba mu def nee na daal ba da ko doon tooñ saa su ne di koy naan sa bopp bu rëy bi tax mu def ko jëf ju ñaaw joojee gannaaw ba ñu posé lu tolloog ñaari at di atub 2020 ak atub 2021 ngir mbas mile di Covid 19 bi aji Makka bi daal dinañu koy doodaat ngir musulman yu nekkul saoudien wa ilaa yu dëkkul Arabie Saoudite yëpp mën a dem daal aji ji Makka comme ni ñu koy defee at mu yàlla sàkk waaye nag Riyad dafa àpp limu pèlerin yi ci 1 million di daanaka xaaj bi ci lim bu ñu faraloon di def nekkoon 2,5 millions fidèles li ni mel nag tax na ñu wàññi quota yu réew yi naka noonu Sénégal autorisé nañu ko ba 4 junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak juróom benn pèlerin di rek ceeru lim gu ñu leen faral di autorisé nga xamante ne ni maanaam buñ koy xayma ñetti xaaju lim ba ñu leen di faral di autorisé ñuy aji ji foofee ci diwaanu Makka atub 2019 laata ñuy suspendre aj bi délégation sénégalaise bi ca diwaanu Makka mi ngi woon rek ci 12800 doomu aadama wa illa fukki junne doomu aadama ak ñaar ak juróom-ñetti téeméer bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi voyagiste privé yi am nañu njort ni état daal dina leen accordel quota wam yëpp ngir ñu mën a amortir ñaari at yu amul benn activité. ñu àddu jëmale ci leneen soxna Aïda Diallo mi ngi rek di amal xew-xewu 17 avril ba comme ni ñu ko tàmm di defee di bés bu nga xamante ne ni ci la ndem si yàlla Cheikh Béthio Thioune gisee ak Serigne Saliou Mbacké ne woon atum 1946 nag noonu nag ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benneelu anniversaire bu seen daje googee tax na rek soxna Aïda Diallo di woo dibeer gi ni ki ëllëg ñëpp ña nga xamante ne ni ñoo di cantaakon yi ak rek ñi nga xamante ni ñoo di autorité yi bokk ci wàllum diine geek wàllum politique ngir ñu ñëw daal màggale ko bësam boobee ca Medinatul Salaam di dat ba nga xamante ne ni dafa doon lu am solo ci calendrier wu ñi lee di cantaakon yi ci ab communiqué bu mu yónnee presse bi xamle na si ne ci programme bi dinañu séddale ndoggu wàcce kaamira dal di jàng ay xasaayid soxna Aïda Diallo nee na li na mel dina si ànd ak ki lee di soxna Batoor ak soxna Adja comme rek na mu ko tàmm di defee moom moomee sax ca diwaanu Mauritanie la demoon jëndi jur yi ngir rek boobule xew-xew ñu tuumal ko ni dafa détourné ba noppi dal démbal élève mineur bi lee di Camara ay atam toll si fukk ak juróom-ñaar chauffeur bi lee di M Sow janoon ak attekat ya nekk ca tribunal d'instance bu Ndakaaru soo moytuwulee nag moom moomee dinañu ko rek dal di tëj ñaari atub kaso bokk ci juróom benn weer lëmb ca ba ñuy amal débat d'audience ya la ñu xam ne daal ay waajuru xale bu jigéen ba dañoo tàmmoon di rek loué ay service su M Sow moomee naka noonu la ñu xamante waajuru bu jigéenu Camara nee na ba ko M Sow waxee ni daa bëgg doomam ji soxna daf ko gàntalal ne ko xale bi day jàng rax si dolli dafa teel ci rek dugg ci néegu sëy waaye moom moomee di M Sow dafa wéy di gisanteek doomam ji ba sax daal di koy ëmbal. garagiste bi lee di El Hadji Gora Mbaye daal dinay ñàkk bakkanam gannaaw ba mu dawee lu mot fukki at ak benn ca gannaaw état lu tollook 21 millions 722 618 francs CFA la ko état bu Sénégal mel mu cay
daw lu tollook fukki at ak benn bu si mujj ci agent judiciaire bu état la dem ngir daal mën a régler ay frais wu hôpitalam waaye dara laata pa ba di mujjee sax ñàkk bakkanam gannaaw ba ko feebar tëralee diir gu yàgg te lalul rek 15 ca boobulee koppar ay mbokkam ak i famille yam nag mer ba futtu la ñu daal di def ndax nee nañu bu agent judiciaire état ba amoon na mu doxalee kon amaana tey lii am mënoon na ñàkk am ndaxte 900 000 képp la leen doon laajandi ci xaalisam boobee ngir mën a rek fay ay frais ya nga xamante ni war na ko fay ci diwaanu kër docteur ba mu tëddoon gannaaw ba ko feebar daal di tërëree ci fàttali ki lee di El Hadji Gora Mbaye dafa defaloon ay liggéeyub entretien ak i defar ca parc rek automobile bu ministère de la justice ngir ay gestion 2010 ak 2011 ci njëgu rek lu tollook 21 722 678 francs CFA juróom-ñetti millions képp lañu ko ca jotoon a jox ca atub 2000 rek 12 depuis booba ba tey furaas ndax dañu ko mujjee xamal ne dossier ba daf leen réer def nañu lu ne amul suite ba daa bëggoon a sax dem fa mbaxane doone benn di la nga xamante ne nii dootu ko mën a def gannaaw ba mu wuyu jee boromam. ay employé wu poste yu bëri yi nga xamante ne ni ñoom ñoo bénéficié woon rek prêt yooyee sabab paxu ba milliard ak genn wàll ca poste finance jaar nañu kees gannaaw ba ñuy moytandikoo ñu tëj leen ràpp ci kaso gi àttekatu ñaareelu cabinet bu yor dossier boobee daal dinañu koy yëgal ne mbir mi daal di wàllum remboursement bi ca sûreté urbaine mu ngay évoluer bu baax a baax ca boobule rek bërëb bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ay fournisseur ak i ay agent yu bëri yu nekk poste teewlu nañu leen ca sûreté urbaine ngir daal ñu saytu koppar ya ñuy delloo waaye yeneen bénéficiaire bokk ci yu atub 2019 daal dina ñuy feeñ si dossier ba gannaaw ba ñu découvrir chèque yu yées ay doomu aadama yoo xamante ne ni ñoom ñëpp attekat bi convoqué woon na leen laataa ñuy jot notification ngir rek daal di rembourser boobule koppar ci app ba benn weer. SM Coly di jeune responsable APR ca diwaanu Thiès la ñu lim ci mbirum chantage ak extorsion de fonds ci mbirum sextap moom nag daal dinay porter plainte xale bu jigéen ba mu doon bëgganteel di MC nekk élève buy def classe bu seconde ca lycée wu rek Médina Fall xale bu jigéen boobee nag teg nañu ko loxo placé ko en garde à vue laata ñu koy déféré parquet MC da doon tëkku ne dafay biral vidéo yam mu doon tëdd ak kooki di SM Coly ngir fayanteek moom jeune responsable politique bi ci la mu ko rek bàyyi daal di koy wan gannaaw mu sonn ca yooyu le chantage politicien ba daa gasal xale bu jigéen boobee ndëgg sërëx daal di enregistré seen jokkoo téléphone fakk xale ba di laajee 20 000 francs ngir mu bañ a biral boobu le vidéo enregistrement boobee la yóbbu ci yoon boole ko ab plainte bu mu dal di xaatim police nag daal di koy teg loxo xale bu jigéen bi dafa njëkk a weddi mbir yi ba ñu ko tegalee audio ba lay dooga rek wax lépp na mu demee naka noonu la ñu ko defeeree parquet fi mu ne nii nag procureur moom moo yor kàddu bu mujj bi ci luy toppandi ca boobu lee mbir xamle nañ ñi nag jeune apériste bi sax retiré na plainte am ngir rek mooy tëndeku deram yàqu ci rek la nga xamante ne ni mën na caa tukkee. Chef de cabinet Diène Farba Sarr bi ca délégation générale à la promotion des pôles urbains bu Diamniadio ak Lac Rose la ñu lim ci mbirum mœurs bu jur coow ki la di Ousmane Noël Dieng da doon filmer nag nee nañ ba muy tëddee secrétaire am di Ndak Sari ca biir bureau ca diwaanu DGPU vidéo ya nag dañoo yegg ca Soda Gueye Babacar Sow ancien rek chargé de communication et des affaires politiques Monsieur Dieng des responsables politique commune bu Kaolack moom moomee sax moo leen yónnee ministre bi le di Diène Farba Sarr Ousmane Noël Dieng ak soxnaam te leen di tëkku ne rek daf koy yónnee kile di Adamo naka noonee la chef de cabinet wu DGPU bi daal di porter plainte Babacar Sow procès bi ñoo ngi ko amalee sax ca tribunal des flagrants délits bu Dakar parquet sàkku ñaari at bokk ci juróom benn weer lëmb ci Soda Gueye ak kile di Babacar Sow ña ñuy toppee collecte d'images contraires aux bonnes mœurs accès frauduleux dans un système informatique ak suppression de données informatiques Ousmane Noël Dieng nag juróomi million lay laaj ndàmpaay délibéré bi ñoo ngi ko jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril moom nag Ousmane Noël Dieng àdduna si di indi ay leeral nee na daal ay tuuma la rek way la ab complot te bu dee politique moo tax ñu def ko ngir doon député wala ministre nañu xam ne lu yàlla rëdd ci jëwam bi àla kuli àll kenn mënu ca dara.
meeru Ndakaaru di Barthélémy Dias nee na waaw njiitu réew mi Macky Sall waaye dafa teg ay conditions wam Barth ci boppam moo xamle ni waxoon na ko ci campagne bi ne su amee ndam dañuy fas yéene dem seeti njiitu réew mi Macky Sall waxtaan ak moom si lu leen ñor biir Dakar ak ëllëgu Ndakaaru ñu ne ko sax président de la République ci boppam daal dina yëkki ay kaddu dal di rek fësal yéene gu mu am ci Ndakaaru ñu say sant yàlla ndax seen yéene mooy tabax Ndakaaru ba mu nekk rek ville exemplaire ci Afrique ak ci àdduna wërngal këpp ci anam yëpp bokk ci cadre de vie bi santé bi sport bi éducation bi jeunesse beek loisir bi ndaxte loolee la ñuy dund laata muy naan yàlla nañu dem nag ci élection législative yi ci jàmm ak salaam génn ci jàmm ak salaam te yaakaar na ni moom Barthélémy Dias coalition ku jégi la di Yewwi Askan Wi dafa doon réalité te lu ñuy sàkku ci mbokk yi rek mooy la ñu sàkku woon ci local yu weesu di rek lawoon fa woon bawoon ak nawoon. Secrétaire général S2D di Souleymane Ndiaye njiitu réew mi Macky Sall daal dina koy dalal audience anaka noonu la ñu weccante rek ay kaddu ci sujet d'actualité yu bëri bokk ci la xew ca Casamance enjeu économique yu mag yu si réew mi ak rek législative yi nga xamante ne ni moom mooy ñëw gannaaw loolee njiitu réew mi xamal na ko satisfaction wam si rek liggéey gu am solo te remarquable gu ñuy def ci réew mi naka noonu la si secrétaire général S2D bi prox ndollo moom it daal di féliciter njiitu réew mi ngir gisinam bu leer ci rek chantier émergence yuy rëy si ndaw yi ak jigéen yi ba noppi di feddali engagement wam ngir daal soutenir ay initiative njiitu réew mi yëpp. seetkat bile di Selbé Ndom addooti na si lu ñeel wàllum politique jëmale ci ñetteelu mandat bu njiitu réew mi Macky Sall moom nag Selbé la mu ca xamle moo di daal kile di Macky Sall ba muy naan mooy doon ñeenteelu njiital réew ba Sénégal booba yàgg na loola booba des na nee na ñaari at sax ak ñeenti weer gannaaw loolee la ne njiitu réew mi lee di Macky Sall day am ñetteelu mandat te du moom Selbé moo ko def du keneen moo ko def suñu borom moo ko def waaye am na yaakaar ne daal dana am ñetteelu mandat rax si dolli lu muy wax fu leer la ko teg ndax ci weeru koor la ñu nekk. leneen Cheikh Oumar Diagne mi ngi rek ñu teelópp benn ay bés ngir mbir mi nga xamante ne ni moo koy wutaleek député bile di Djibril War ñu dalaloon ko ca diwaanu Walfadjri Alioune Tine daal dina ca yey yàbbi ca ne ñoo ngi sàkku ci état ngir daal ñu dal di bàyyi kii di Cheikh Oumar Diagne dañ ko war a bàyyi daal mu daal di dellu këram te ñu bàyyi nañuy doxalee mu exiger ko ba loolu weesoo la yokku ci ay kàddoom ne dëgg la àndul ak Cheikh Oumar Diagne waaye nag dañu ko war a libérer Sénégal mooy rek la nga xamante ne ni royukaay la wa ila la ñuy royee la si rek réew yi si wàllum ak yëlleefu doomu aadama mu xamle ko ba tax mi sàkku daal ñu bàyyi Cheikh Oumar Diagne mu wéyandi ay yitteem. damay jubal yi ca hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga mbirum astu soxna gi daal dinay feeñal beneen kawteef ca boobulee bërëb bu ñu nag sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot bërëb bu fajukaay boobee amul fa nga xamante ne ni mën nañu ko def pédiatrie bu ñu sukkandikoo ci libération bu biral boobulee xibaar chantier wu tabaxu ba pédiatrie ba dañu ko dakkal depuis ay weer yu bëri lool entrepreneur ba moom moo ne fes dem rek kenn xamul ana fan la ko jant bay tiim li ni mel soo moytuwulee dina gën a fragiliser directeur hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba di docteur Amadou Gueye Diouf mi nga xamante ne ni sax tekki nañu ndombol tànkam ngir la nga xamante ne daal ne am ca boobule rek bërëb bu fajikaay moom mi sax laata loole jotoon nañu ko teewlu gannaaw plainte borom kër astu soxna bi ak auditu ministère de la santé de l'action sociale gannaaw loole moom mi daal di nañu koy teewlu mu expliqué wu ci li nga xamante ne ni moom moo xew foofu ci diwaanu Louga ca hôpital Amadou Sakhir Mbaye njiitu réew mi Macky Sall pattaralul benn yoon ca la nga xamante ne ni moo xew foofee ca diwaanu hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ak mbirum soxna astu mu ñëpp di waxtaane jamono jile altine si ngoon nag la njiitu réew mi biral ab xibaar daal di si xam le ni tristesse bu rëy la yëgee génn àdduna soxna si lee di astu soxna ca hôpital bu Louga ba loolu weesoo la ne mi ngi koy jaal famille yam laata muy yokk ci ay kàddoom ne wax ne autorité yamu soxal yëpp ngir daal ñu leeral lu sabab génn àdduna soxna soosee ngir ñu mën a situer responsabilité yëpp duñu toléré benn manquement la xamle woon moom njiitu réew mi Macky Sall tey naan mi ngi insister saa su ne ngir ñu yokk prise en charge askan wi ca biir bërëbu fajukaay yi.
mbirum càgganteeb docteur yi moom la ñëpp di waxtaanee ku nekk sax di suli seeni ay mbóot gannaaw la xew ca diwaanu Louga kii lee di Bijou Ngoné bokk ci ñi nga xamante ne ni daal nañuy dund li ni mel ca 2STV la ko nettalee di xam le ni daal taawam bu góor ca hôpital principal la ko ñàkkee ngir càgganteeb docteur ya te nee na sax si sëyam bu njëkk wa def na si juróom benn yaat borom këram rek di koy naan sa morom yëpp a ngi am doom mënoo am doom ba mu ëmbee taawam bu góor googee mu ñàkkee ko noonu si càgganteeb docteur ya naka noonu la ne nag Serigne Saliou moomee noonu la ko ñàkkee te boobee fukki at ak juróom benn képp la am nekkoon xale bu ndaw Bijou nee na ba mu demee hôpital sage-femme ba na mu ko dalalee da koo ñàkkee kersa te booba xamul woon sax ni dafay mattu xamul lu xew ndax xale la woon mu sañee lu bëri lool de dund lu nga xamante ni da koo traumatisé ci anam bu jéggi dayo lool mu daal di wasin doom bu gër nee na xale bi tuuti lool waaye nag bañ ñëwee di ko jël sage-femme ba ca fenêtre ba la toll daal di jollu xale ba seppi daal di yóbbu ñaari fan xale ba dellu moom ba ti ay seex dem ca médecin rek mu ne ko da nga amee kyste dañu lay war a rek opérer ca kaw grossesse ba ngir dindi kyste ba mu koy defar defaluñ ko anesthésie nee na ba mu duggee ca bloc bañ koy opérer bañ koy xotti tareet nii la ko yëggee ba yuuxu ñu door ko pikiir ngir mu daal di nelaw ba mu génnee bloc perte grossesse su seexam yooyee tamit tax mu jékki rek daanu xam ñu yóbbu ko hôpital ba yaakaar sax ne ñàkk na bakkanam ba di ko yuuxoo waaye nag nee na Serigne Saliou moom moo ko defar. ba tey ci mbirum wérgu yaram M Traoré aide infirmier la ca clinique Souma assistance depuis talaata nag moom moomee mi ngi tëdd kaso gannaaw ba ñu ko inculpé ba noppi placé ko sous mandat de dépôt ngir viol ak collecte de données à caractère personnel bu ñu sukkandikoo ci Les Échos victime ba di soxna si Lady MS doomu ab chef d'entreprise bu ñu ràññee la moom moomee nag daa demoon Souma assistance ngir def consultation mu nekk moom kese ak rek MS ca lu consultation ba M Traoré di aide infirmier ba da koo ne daal mu yëkkati robbam naka noonu soxna sa yëkkati ko mu daal di nag jël baaraamam dugal ko ci ay awram ba nappi di koy filmer lu mot benn simili mu xam ne luy ram ca ñag ba la jëm ndaw sa di MS daa jubali fa mbaxane doone benn daal di porter plainte ca commissariat bu Jëppal ñu teg ko loxo ba placé ko en garde à vue M Traoré weddiwul benn yoon la mu def waaye nee na bile mooy gulleet muy def li ni mel te vidéo ya dindi na ko ca téléphone am laata muy nekk di jéggalu soxna sax waaye nag li ni mel teewul ñu defeere ko ba noppi daal di koy inculpé ba noppi placé ko sous mandat de dépôt. Commission de protection des données personnelles ñu naan ko CDP ci gàttal daal dinañ leen di signaler benn mbir bu doy waar ay service Awa Ndiaye nag présidente bi jot nañu ab plainte bu bàyyeekoo ci PMS bu leen signaler ni am na benn structure bu daal di nekk si suñu réew mi di Sénégal di recruter ndaw yi ci mbirum pornographie joxewuñu nag benn détail ci adresse structure boobee rawatina nature seeni ay activité waaye CDP nag comme na ko loi bi santaane ci wàllum données personnelles jëbbal nañu dossier ba procureur de la République ak waa division spéciale de la cybersécurité bu police. juróom-benni sage-femme ak gynécologue hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga yu ñu dut baaraamu tuuma ci mbirum càggante bu sabab génn àdduna bu Astu Soxna ca daal dinañ leen di teewlu ni ki alxames ca commissariat bu Louga ñoom ñooñee nag daal dinañuy rek weddi bépp tuuma gañu gàcc ca seen dodd ñeel mbirum càggante bi ak ñàkk taxawu soxna soo séeri Astu Soxna ba mu lorook doom jëmu ëmboon ñoom nag nee nañu daal amaluñ benn càggante ndaxte Astu Soxna ba mu ñëwee mettre nañu ko en observation ca poste opératoire bu janook salle d'accouchement ba ñoom nag démb ci àjjuma ji la ñu delluwaat ca kanamu enquêteur ya di rek amalaat beneen audition bu yées waaye nag ci fàttali génn àdduna ki lee di Astu Soxna tax na ñu tekki ndombal tànku ba directeur hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga di docteur Amadou Gueye Diouf Mohamed Abdallah Gueye daal di ko fay wutu. alxames gi la ñu génn la Ndeye Khady Ndiaye di patronne Sweet Beauté borom këram ak Adji Sarr wuyu jaatekat bi ngir ab confrontation rek croisée Ndeye Khady Ndiaye nag yëkki na kàddoom yu njëkk gannaaw rek seen boobule confrontation dal di xam le ni mi ngi sant yàlla bu baax a baax di am mbégte te nag di xam le ni daal lépp daal dina koy dénk yàlla suñu borom te nag deltuwul gannaaw benn yoon fa mu tegoon tànkam la ko teg audition boobee nag ca kanam enquêteur ya ci diggante Ndeye Khady Ndiaye
borom këram ak Adji Sarr mi ngi door fukki waxtu ak benn ci suba dal di jeex ci ay booru ñaar fukki waxtu ci guddi ba ñuy génn ca tribunal de grande instance hors classe bu Ndakaaru Maître El Hadji Diouf ak Adji Sarr yëkkiwuñu benn kàddu ci micro taskatu xabaar ya fa ne woon waaye nag ba ñuy ñëw Adji ba mu yemook taskatu xabaar yi nee na je dis oui au procès di benn baat ba mu fa yëkkati Adji ak Maître El Hadji Diouf nag ba ñuy wëññeeku waa GIGN ñoo leen dal di escorté ki leen nag di Ndeye Khady Ndiaye nee na moom taroon na lool ca bureau doyen des juges d'instruction ba gannaaw loolee la ne nekkul ne Adji Sarr la jàkkaarloo loon doonul Adji Sarr bu nga xamante ne moo nekkoon ak moom ca section de recherche bu gendarmerie bu Colobane ca ba ñuy amal enquête préliminaire ba naka noonee la ne beneen Adji Sarr la jàkkaar lool alxames bi la ñu génn waa Abidjan la nekkaloon waaye mi ngi nag waat si yàlla ne moom moomee du tegg tànkam benn yoon fa mu ko teg tey nag teg lépp ci loxo yàlla. Ba tey ci mbir mi wutale ki la di Adji Sarr ak Ousmane Sonko ca wàllum confrontation croisée ba ñu doon amal alxames ca bureau doyen des juges d'instruction ba muy avocat wu Adji Sarr Maître El Hadji Diouf jot nañ ko fa rek jagleel ay kaddu ya nga xamante ne ni ñaaw na lool di lu neexul benn yoon ki la di Abdoul Mbaye ancien premier ministre ba nag ci Twitter la do ngir nakarlu nañuy doxaleek avocat wu Adji Sarr bile di Maître El Hadji Diouf Abdoul Mbaye la mu xamle moo di dal ki la di avocat wu Adji Sarr mooy xañ Adji Sarr ngir daal ñu daal di koy défendre te moom Abdoul Mbaye mi ngi doog a gis situation bi ni mel ba loolu weesoo la yokku ci ay kàddoom ni ñoo ngi dépassé fu ñu war a yem nañu ànd ak dal ak dëgg. Capitaine Touré yàggul ca liggéeyam ba ci lu ñeel wàllum njàngale ca IAM ba ñu ko dal di recruter woon gannaaw ba ñu ko rajee ca gendarmerie nationale ca page Facebook am la ex capitaine bi la di Seydina Oumar Touré yëkkiwaate ay kàddu dal di xamle ni direction IAM daal dinañu koy woo xamal ko ni daal dañuy dakkal contrat bu ñu ko signal ngir muy jàngale ca seen école boobee lu waral nag ñu dakkal boobule contrat capitaine Touré nee na du ca àddu ngir rek cër ga mu jox école bu mag boobee waaye nag mu ngay jaajëfal bu baax a baax monsieur Girassi di directeur ba naka noonu ni mel na ni daal sax bu ñu xoolee na capitaine Touré waxee pression la ñu teg boobule école ndax nee na pression bi ci IAM day wone rek xar kanam dëggantaanu suñu ay rek politicien file ci Afrique yuy rek gàllankoor seeni ay citoyen naka noonu nag la dal di xamle ni ñun ñi ñëpp ñoo bokk réew mi te nag benn lañ ko tey nag réew ma nga xamante ne ni dafa libre waruñoo rek gàllankoor say propre citoyen danga leen war a assister aar leen ak fu ñu mënti faree moo xam ci wàllum politique ak wàllum diine lu ñeel avenir am nee na xanaa day dellu ji rek ca Kolda di sàmm ay nagam tey naan xanaa yaakaar na ni duñu confisquer suufam yi ak ay juróom wa ilaa tere maam yàlla gi mu taw. Gannaaw ba capitaine Touré birale ba xibaaram googee di xibaar bu triste ci rek ñu bëri lool dal di ne daal di nañuy dakkal contrat bañ ko signé loon ca IAM ngir mu fay dal di jàngale la ñuy rek dal di tàmbale daal di koy lancer ab cagnotte ngir daal di koy xeexle objectif ba nga xamante ne ni moom la organisation kàcc dal di fixé daal di nañu koy mottal gannaaw ba ñu mottalee koppar gañu rek soxla woon ngir capitaine Touré di 20 millions ci suñuy koppar ay membre boobule organisation dajale nañu 20 millions ci lu matul fukki waxtu ci base contribution internaute sénégalais yi naka noonu daal dinañuy assurer 20 weeru payoor ex capitaine gendarmerie bile di Seydina Oumar Touré. Mbir muy wutale Adji Sarr ak Ousmane Sonko xam nañu fa mu commencé waaye xamuñu ana fan lay yem xiiroo ngaayoo daal dina cay juddu ci diggante Françoise Hélène Gaye ak kile di Queen Biz ku nekk ngay fëgg dënnam naan rek ma sa morom maa la gën a bandi di tëkkuwante coordinatrice su collectif pour la défense des droits d'Adji Sarr di Françoise rek Hélène Gaye daal dinay tëkku Queen Biz ngir mu bàyyi di dal kile di Adji Sarr Françoise Hélène Gaye nag nee na Queen Biz mi ngi foowee safara gannaaw ba mu ko duutee baaraamu tuuma ni dafa dugg ci mbirum Adji Sarr bi ak Ousmane Sonko ngir am ci buzz bu mu mësula am même sax ba mu dragué Karim Meïssa Wade te faalewu ko naka noonee Queen Biz mi nga xamante ne ni dammul làmmiñam ci pocham daal dina koy tontu daal di ne ko nag yaa ngi doog a teral naka na tey naan Françoise Hélène Guèye na woon naat yooyu lee kàddu mu yëkki jëmale ci moom balaa tey jile sax si gaaw gi la wax lu ko mooy dina ko wexxat ci fàttali Queen Biz lancé na bu yàggul dara ab mouvement ba noppi prox ndollu ci sorti Françoise Hélène Gaye boobee ngir daal di dig daje fansam yi samedi tey jile ngir suivre ay activité wu mouvement wam boobee di MJR Sénégal.
Bougane Gueye Dany ci YouTube la doo ci xibaar yi nga xamante ne nii moom moo nekk di daw ci moom ci mbirum kile di Adji Sarr moom nag la ñu ko tuumal moo di moom moo dal di fat Adji Sarr ci immeuble am di koy tuumal ne nag moom moomee tamit day gisante Adji Sarr saa su ne ñu sekk sax ay relation intime Bougane Gueye Dany nag daal dinay tontu ci li ni mel ne xibaar yooyu yëpp dara amu ca laata muy naan immeuble am ba ca cité Kër Góor gi R+10 la te ay bureau rek ñoom ñoo fa amul appartement 9e ak 10e étage duplex la soxnaam moo fa dëkk te bu ñuy nëbbatu wala di nëbb nit foofee mën fa amee ndax immeuble boobee bés bu yàlla sàkk lu tolloo ko juróomi téeméeri doomu aadama dinañu fa dal di dugg ba loolu weesoo la waat moom Bougane Gueye Dany ne xamul Adji Sarr xamul it ku jege Adji Sarr ba tax na xamul lan moo war a tax ñu lim ko ci bile dossier ba si rek mu cay tukkee ay calomnie ak i ay scène pornographique ba tey ci mbirum Bougane Gueye Dany waaye bi la yoon ak kàddu yamu yëkki ci rek demu ba kile di Ahmed Aïdara ma jógee ko ca D-Média daal di sos chaîne YouTube boppam di fay def ay revue de presse am maire Guédiawaye bi nag mi ngi jël boobu les décisions gannaaw ba ko direction Zik FM waxee mu bañati fa def revue de presse ngir jëfee ndigalu bu CNRA Bougane nee na mbir mi amul comme nu ñu ko waxee ci presse bi te ñuy naan dafa am ñagaso ak CORED ak CNRA loolee dara amu ca naka noonu la ne àndul nag ci décision CNRA te it nag ki la di Ahmed Aïdara amul jot revue de presse rek la ñu xaar ngir tere ko rek li nga xamante ne ni moom mooy liggéey ga mu yàgg di def waaye nag nee na moom moomee Bougane ba mu xoolee mbir mi mënutoon def lu dul jëfee décision bi nga xamante ni CNRA daal dina koy rek santaane ndax lu tolloog ñeenti téeméer rek fanweer ak juróom-ñaari rek borom kër ñooy liggéey foofee te bu ñu waxutoon Ahmed Aïdara mu daal di arrêté dañuy ñëw tëjaat Zik FM ak Sen TV te su boobaa dana lor ay borom kër yu bëri ba tax daal konoon mu wàññi kenn en attendant ñuy régler boobu les problèmes moo gënoon lu tolloog 437 pères de famille mu leen di yóbbu chômage technique. leneen lu bees am na ci mbir muy wutale Cheikh Amar ak Samuel Sarr ab précision bu rëy daal dina cay am di ancien ministre de l'énergie bi nekkul sous contrôle judiciaire moom moomee nag daal di dañuy xamle ni Samuel Sarr inculpé dañu ko waaye dañu ko bàyyi ba ndëgëne ko sans ñu daal di jël li nga xamante ne moo di passeport am moom nag Cheikh Amar moo koy toppee wàllum escroquerie ci lu tolloog $2 milliards ci suñuy koppar gannaaw ba mu demee woon ci moom di koy rek wax ay jafe-jafe kopparu Maître Abdoulaye Wade ne moo ko yónni Cheikh Amar jox ko $2 milliards ci suñuy koppar te joxu sa dërëm ki lee di Maître Abdoulaye Wade. mbirum droit wu exploitation ab œuvre bu rek rappeur bi lee di Bril ak rek waa TFM commencé na feeñal ay mbir bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu ci jot Bouba Ndour de rakk bi sunu daal dinañ ko cay daan 3 weeri sursis alamaan ko ca million ci suñuy koppar ndax dañu ko reconnaître coupable ci mbirum violation du droit d'une œuvre et du droit moral ci rappeur bi lee di Djibril Mbaye Fall ñu gën koo xam ci turu ba Bril gannaaw loolee Bouba Ndour ak TFM dinañu jox Bril ndampaay lu tollook fukki million ci suñuy koppar donte téeméeri million la doon laajandi ci fàttali Bril da leen duut baaraamu tuuma ne dañoo jëfandikoo benn extrait wu wëyam daal di koy rek def générique ca seen série ba ñuy dawal ca TFM ak seeni ay plateforme depuis fukki fan ak ñeent ci weeru avril atum 2021. ancien international sénégalais bi lee di El Hadji Ousseynou Diouf xibaar bu neex daal dinay tàbbi ci moom mu mee daal dinay takk ñaareel naka noonee Valérie Bishop am na wujju waaye bi la yoon bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi Kumba Ndar Samba Ndar la ñu daal di def gën caa leer ancienne staru tanière bi di El Hadji Ousseynou Diouf di alxames la daal di takk ñaareel soxna soosee ngeen di gis ci écran bi di Ndeye Ali nekk xale bu jigéen bu xees doon taay fin te calme lool bu ñu sukkandikoo ci ya nga xamante ne ni mbokk yi yëkki nañ ko ci bésub xew ba équipe Seneweb yëpp di leen cay souhaiter heureux ménage. noonu laay xuusee ci lu ñeel xibaaru tàggat yaram bu ñu koy ndar képpe fédération sénégalaise de football mi ngi def ay compte match Sénégal Égypte barrage retour mondial 2022 bu ñu doon amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars bu ñu weesu ci stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio billetterie bi indi na 517 millions ci suñuy koppar ngir rek 48 116 places bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi fédération sénégalaise de football mi ngi rek
daw ca gannaaw 102 millions si suñuy koppar di njëgu 5590 billets yu ñu joxoon ñaar ci ay partenaire am di LONASE ak port bu Ndakaaru ak tamit joueurs yeeg ay membre staff technique sélection nationale bi gën ca leer suñu gaynde yi Aliou Cissé port ak LONASE téeméer ak ñaari millions la ñu amel fédération bi nga xamante ne ni daa fas yéene dagg koppar googe ñu leen amel ca seen prime yuy ñëw. woykat bile di Soxu Bébé xibaar bu neex tàbbi na ci moom gannaaw bu mu amee borom kër mu war a tolloog at boobaak léegi Soxu daal dinay am doom bu góor ca réewum France nag la dal di rek wasine xibaar bi moom ci boppam moo ko biral àndale ko kay nataal ya mu jël ca ba mu ëmbee ba 10 lool daal di koy rek biral ci réseaux sociaux yi comme ni ñu nemmeekoo rek célébrité yi di koy defee ci weer yu mujj yi lee ñu ko say félicité mook borom këram tey ñaanal bébé bi mu dund te barkeel. Sadio Mané daal di nañu koy lim ci rek 5 favoris wu ballon d'or bi candidat yi nag bokk na ci Robert Lewandowski mu def 47 match 52 buts ak 8 passes Sadio Mané mu def 53 match 22 buts ak 4 passes ak Kylian Mbappé mu def 45 match ak 40 buts ak 27 passes wuuteeg Mohamed Salah Sadio Mané dina mën a jouer carte palmarès bi at mile ndaxte moom moo jël weeru février Coupe d'Afrique des Nations ak Sénégal Sadio participé na tamit ba tey ci rek ba ñuy jànnoo ko pharaon yi ci qualification bi ngir prochaine Coupe du Monde bi Sadio Mané mi ngi tamit njëkkante ngir ab titre Premier League Ligue des Champions ak FA Cup gannaaw ba mu remporté ba noppi Coupe de la Ligue. Gannaaw football mbirum làmb lañu koy dal di rek tëjee bëre ci diggante Siteu ak kile di Papa Sow dinañu ko amal fii ak njeextalu saison bi combat boobee ñoo ngi ko jàppoon juróomi fan ci weeru décembre waaye ay simili laata ñuy sëgg benn tëggkatu Siteu daa dóor ba gaañ ki nga xamante ne ni moo di Papa Sow tax rek mujjuñu woon a amal boobulee bëre naka noonee la si CNG dal di duggee dal di rapproché ñetti parti yi ci contrat bëggoon nañoo nag jàpp beneen date waaye mujjul dal di antu jot nañu xibaar bu yées nag ne Siteu ak Papa Sow dinañu dal di bëre waaye du doon ngir Papa Abdou Fall bu ñu sukkandikoo ci sunu lamb jàmbaar production mooy tëgg seen combat di structure lamb bu bees bi nga xamante ne nii combat wam bu njëkk bi ci rek tur bërekaay gi Sokh ak France lay doon si rek ñaari mbër yooyee di Sokh ak Frank ñu war a ko amal ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin mu ngoog file la ñuy yem ak yéen tey ci Total Buzz jaajëfal leen ci ànd bi safo beek kóolite gi dig leen daje ba samedi prochain di jaajëfal aussi Aliou mu faree ci côté régie gi am leen week-end jàmm ak salaam.